voilà mbokk yi kon asalaamaaleykum ñu dellu si ci suñu émission bi nga xamee ne moo di janoo bi tey ji nag ñu toog El Hadji Momar Samb nga xam ne xam nañ ko bu baax a baax ci wàllu politique jiite woon na fi mbootaay politique defe naa sax ba léegi mi ngi ci nekk itam ci mbootaay gi nga xam ne ñoo di Benno Bokk Yaakaar maanaam ñi jiite réew mi nekk ci membre fondateur yi El Hadji Momar Samb ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Maodo. di la nuyu man it di am mbégte dellu si seen rajo bi di nuyu say auditeurs ak say auditrices. di yaakaar ne xëy na waxtaan wi ñu séq dina nekk lu am njariñ. ci askan wi. d'accord mais El Hadji Momar Samb jàngalekat nga nekk en retraite bu yow yaay kan ci réew mi yaay kan parce que loolu il faut nit ñi xam ko yow yaay kan. ah man doomu réew mi la. waaw jàngalekat la maa ngi soxeekoo nag ci lébu gi ci askanu foofu laa féete. jàng ci réew mi. ñu tàggat na ma doon jàngalekat di jàngale ci lycée collège de lettres et di doon yëngu tamit ci syndicat yi syndicat bu mel ni SUDES ba muy soog a tàmbali 76 77 bokk ci xeex yi fi am ci réew mi bokkoon ci ñiy diriger UDEN bokkoon ci ñiy diriger FEDER ak ñoom Bouba Diop ak ñoom Castro ak ñooñu bokk ci tamit ci UNSAS fekk xeex yi fi daan am yëpp ci wàllum électricité wàllum santé waaw fekk tamit ci ne touche pas à mon salaire yi loolu yàgg na temps plan d'ajustement structurel plan Saxolum yooyu yëpp fekk nañ ci fi et di doomu réew mi askanoo ci réew mi bi dugg nag ci politique yàgg na ndax booba liberté yi am léegi amuloon ndax boobu dañ daan ruuru ci suuf lu ñuy wax clandestinité dans les années 70 bokkoon ci mouvance ànd jëf bi Landing doon diriger à l'époque ko ànd jëf xare bi daan nëbbutu di làqu ngir xeex li fi ne woon ba ñu yëg si jamono boo xamee ne xëy na am nañ leneen lu ñu def ndax ñàkk déggu ci lii wala ci léeg ñu def leneen ba taxawal journal bu ñuy wax ferñeent boo xam ne tamit danaan nëbbu yegg si ci fexe ba génn lu ñuy wax xal wi boobu nag ñu génn ko ci biti li ci topp mooy penco boo xam ne sax ñu ngi koy génnewaat ci jamono yi may wax ak yow ñu ngi ci 7e numéro di def pas trimestre pour le moment. maanaam ñetti weer yu ne ñu génn benn numéro ngir wax sunu xalaat ngir biral sunu péete ak sunu jikko mandarga bi xam ne moo ñuy mandargaal comme parti de gauche ñun nag RTAS la ñu bokk ñu wax Rassemblement des Travailleurs Africains Sénégal mooy mbooloo aji liggéeykat yi xam ne dañuy yëngu ngir boole seen bopp ngir fexe ba moom réew mi moom boppam ci anam yëpp pan yëpp ba mën a saytu alalam amam luy jariñ réew mi luy jariñ askan wi comme ni ñu koy waxee ñu ne nag réew moom dañ koy pencu kenn du ko pàccoo mooy lépp loo xam ne njariñ la yu meññ ci réew mi ñëpp ci war a jot ak yow mu am ci mu réew mi moomaat boppam mais justement en parlant ci loolu sax ci la ñuy tàbbee ci waxtaan yi en parlant de mu réew mi moomaat boppam alors kon yow ban lecture politique nga am ci multinationales yi waaw multinationale très bien réew yu mel ni Afrique réew yu bari même boo jëmee sax Amérique am na ay multinationales yu yeneen réew yu fa dugg boo demee France ay multinationales yu yeneen réew ñu nga fa et ñun nag dañu jóge ci colonisation boo xam ne dañ ñu moomoon ci fànn yëpp waxuma rek multinationales yi parce que loolu wàllu koom lay doon waaye dañ ñu moomoon ci wàllu politique ba daawuñu ñun administrer suñu bopp suñu mbir indépendance moo ñëw far loolu andi nag ñu moom suñu bopp ci wàllu woowu waaye tekkil woon ne moom nañu si bopp ci fànn yëpp maanaam souveraineté ci suñuy alal souveraineté ci suñuy koom souveraineté ci lu bëree bëri ba sax làkk bi ñuy làkk tey ba fu ñuy jamono may wax yow moomuñu suñu bopp ci lu wér ndax làkku borom alalu bitim réew làkki tubaab bi moom moo war suñu kaw loolu histoire la histoire bi noonu la bàyyee ci réew mi ay bopp alal kërul alal yoo xam ne ak këru liggéey yoo xam ne multinationales yi ñoo ko moom
am na foofu dañ fa bokk lëkkaleex waa Sénégal am na fox ñoo moom daanaka lii wax bi nag mooy nan la ñuy fexe ñun ba mënul suñu bopp ba kër yi xam ne yu bari mu ngi woon ci loxo multinationales yi wala leneen ñu mën ko moom waaye lu mu lëkkalool mooy mënatuñu tëju moom suñu bopp tëju jéemal liggéey alal suñu bopp suñu biir ndax amuñu jooju doole te jamono adduna bi ubbeeku la maanaam da ngay ut ñu ñëw di investir sa réew ngir nga mën cee am alal am ci am xëy xale yi mën ci am liggéey nga fexe nag ci loolu nga lëkkale noo xamee ne ni di nga mën dem ba mu mënal sa bopp ba mën a demal sa bopp ba mu ne moomaat nag li xam ne mu woon ci loxo ñi fi ne woon boo seetlee courant bi ndox mi ak li xam ne moom mooy télécommunication ak leneen li fi ne woon li fi daan defar diwlin jeex yooyu yëpp raay bi yëpp woon suñu moomeel ci loxo borom alalu bitim réew la nekkoon ñu moomaat ko nag bu ñu amee indépendance ci lu bari mais am yoo xam ne dañ ko roccwaat suñu loxo jaayaat ko tubaab bi boo jëlee Sonacos bi xam ne moo xew jamono yi ndax mbirum commercialisation waaw dañ ko jaayoon ci jamono Abdoulaye Wade dañ ko jaayoon xam nga ñu mel ni groupe Advance ay tubaab lañu Jaber dirigé leen li ñuy wax Transrail aussi dañ ko jaayoon tubaab bi waaye yooyu delloo si nañ ko ci moomeelu réew mi moomeelu Sénégal noonu nag la war a doon ci lépp waaye nag boo koy def nag dafa xam fooy jaar dafa am nu muy demee boo xëyee rek bëgg ko def te amoo mën-mën bi wala amoo alal ji boo saagul di nërmeelu loolu nag mooy lu ñuy wax dynamique de reconquête de notre souveraineté maanaam dañu war a xeex nag liggéey ngir moomal suñu bopp lépp loo xam ne day indi alal ci réew mi te loolu tamit mënoo ko def ba tëju am na réew yoo xam ne boo xoolee ci àdduna bi ñu mel ni Cuba ñu mel ni même Corée du Nord tey wala Vietnam ay réew socialiste lañu. ñoom ñëpp dañu ubbeeku. ñoom fu ñu toll nii. ñu ngi jéem a ubbeeku dañu tëju woon. oui mais. waaye ñàkk alal ja loolu indi ak tumuraanke gi loolu indi tax na ba ñoom ñu ngi ut a ubbeeku. Cuba jamono yi passé dañu def seen benn waxtaan dialogue national mën naa ko tudde noonu. concertation ci seen constitution. constitution bi dafa tëjoon. ñu ubbi ko nag war nañu mën a ubbil borom alalu bitim réew ñu dugal fi seen alal. tout le temps nga préserver sa. ah bien sûr aussi parce que tamit. loo mën def te préserver loo sa intérêt. parce que boo doful xam nga ne kii ñëw di dugal alalam njariñam a tax mu ñëw. d'accord voilà kon kañ yow. mi koy dugal sa kër. war nga sàkku loo xam ne ëllëg benn dina la andil njariñ yow. ñaar di nga ci jëlee xam-xam ak manoore boo xam ne ak alal joo xam ne di ëllëg di nga mënal sa bopp. d'accord voilà très bien ci loolu nag chinois yi. ñu dugg ci agriculture bi parce que loolu dafay teel réew mi trop. campagne bi moment yi ñu toll. xam nga 210 francs depuis presque 3 ans 4 ans moom lañ seenaa prix changé wul. producteur bi ci toolam moo bay alalam sonn ci. nga ne ko lii nga ma koy jaay ci usine bi 210. chinois yi marché parallèle bi mbapat mi léegi dugg nañ. léegi di jaay ay di jënd ay 250 ki 240 loolu dem na ba huiliers yi am problème léegi est-ce que loolu du cuune gouvernement bi. man jàpp ma ne cuune la ci kaw ni nga ko waxee. oui. xam nga boo amee. sa gerte wala subvention yi la wala. déedéet xam nga boo amee subvention bi sax ministre de l'agriculture bi war feeñal na ne. en réalité li am tigi mooy li ñuy subventionné. boo koy xayma day mat tiers bi rek maanaam ñetti xaaj yu ne. lii subvention bi di ëmb. mooy benn xaaj ci ñetti xaaj. muy ci wàllu intrant. muy semence muy ni ñu koy engrais yooyu. kon mënoo dogal ne lii ñu bay lépp sa subvention nga ca benn subvention bi tamit am na ci matériel agricole bi ñuy joxe. subventionné noo xam ne dañ koy yombal ba machine yi nit ñi mën koo jënd ci lu xam ne wala lépp di ko fay ci loo xam ne moo gën a yomb bu doon ñoom seen xaalis dong la bu ci état bi joxul loxo. tekkiwul na nag état bi moom gerte gi kon bu fekkee ne waxtaan am na fañ koy waxtaane muy señaa ba ñu dogal ne bu ñu xoolee njëg li muy jar bitim réew ci marché international bi
ñu xool ne fa mu toll njëg lii la ñu war a def xam nga bi kii ñëwee na mu tuddati Macky yokk na ci. léegi muy 210. def naa 200 la woon wala lu yées dans 100 ñu yokk 200 ba yokk ci waaw. waaye terewul lii ñu bayoon xam nga ñaari at ngi nii li ñu bayoon dafa bari goo xamee ne buñ ko bàyyee noonu te li nga xam ne ñoom ñooy segal gerte gi di usines yi fi ne bu ñu leen bàyyee la ñuy jël lii des day des ci loxo ñiy bay du li gën ci ñiy bay moo tax ñu ubbi woon pour que chinois yi di mën di jënd si waaye dañ ci tegoon taxe boo xam ne day tax mu compenser un peu lii génn ngir ñu mën a boole ko ci lii mën a suqali ñi xam ne ñooy togg gerte gi ngir mu doon diw wala leneen muy Sonacos loolu moo amoon daaw jéeg daaw deer chinois yi dañu teggoon seen loxo ndax ñoom tamit seen njëriñ la ñuy seet rek fu mu gën a baax ci ñoom ñu dem foofu bu laajee ñu jënd lu ëpp ñu jënd lu ëpp bu laajee ñu jënd lu néew ñu jënd lu néew ñun jamono bii nag lii ñu bay chinois yi li ñuy jënd dañ ko soxla boo xam ne ndax boo fàttale ko boo xoolee jamono àdduna bi ni muy doxee chinois yi dañu nekk américain ci xeex bu métti mën naa wax sax yemul si américains yi rek yeneen réew yi Europe ak yooyu xeex commercial bu métti ñoom soxla nañu ndax xëy na la ñu bay fa ñu toll soxla bi rëy na ñuy ut nag di jënd mu jaral leen ñu yokk loolu ngëneel la ci baykat yi xam ne ñu ngi seen gerte. oui bien sûr pour du dëgg voilà 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 léegi nag loolu mooy wax bi mooy ñi xam ne ñooy togg kër yi togg gerte gi wala di ko segal ngir def ci diw ak leneen ñoom ñoo am problème fi ñu toll nii ndax mënuñu mëtal lii xam ne moom la ñu soxla ngir seen kër yooyu usines yooyu mën a dox loolu mooy problème fi ñu toll léegi nu ñu koy saafara xam nga problème bu ne këtt na jonn ni ñu koy saafara mooy jéem a waxtaan bon ministre de l'agriculture nee na moom foog ñu def waxtaan moo wax ministre des finances waxtaan ak tamit ak producteurs yi waxtaan ak opérateurs yi ak donc ñi yor Sonacos ñu xool nan la ñuy daboo loolu ñaareel ba dégg ngeen directeur général Mamadou Diagne Fada nee na ñoom ñu ngi xeex pour rattraper wu ndax li ñu jot néew na yées na li xam ne moom la ñu jotoon daaw ci waxtu yi waaye li ñu dalale suñu xar rek mooy ñetti weer la ba ñeent benn weer rek moo demagum ñoo yaakaar ne ñetti weer ci des mën nañu dabal ñu ngi wut seen i pexe loolu daal laa ci mën a wax ci ne. pour le moment ñu ngi ci ay pexe buñ ci ñu ngi ci ay pexe ñoom léegi ñun li ñu mën a wax mooy loolu lu ñu fexe ba état bi gën leen dooleel ci pexe yooyu ngir ñu gën a mën a am doole ba mën a jot li ñu soxla ngir segal ngir usines yi tamit mën a dox ngir liggéeykat yi aussi mën a liggéey saisonniers yi aussi mën a am lu ruus seen loxo. d'accord El Hadj Momar Samb bu RTAS maa ngi lay gërëm ci tontu boobu la waaye dama am loo xam ne moom ñu dugg ci léegi. parce que wàllu électricité bi parce que dafa jege actualité bi bala ñoo dem sax ci kàddu yi nga xam ne njiitu réew mi wax na ko barki démb. courant bi quelle que soit combinaison bu gaa yi mën a def Senelec bu mu mën a def rek. augmentation am na. waaw bon tranche bi ñii laalul ñii laal nañee mais quand même am na ñum laal. waaw léegi le paradoxe mooy. at weer yële ñu génn presque pratiquement 1 an et demi wala fa ca lay war a toll gouvernement bi defoon na fi benn étude ba ne woon day wàññi 10% ci courant bi 10% chiffre bi moom fàtteeguñu ko amaatagul at te lu jiitu 10% yi dane woon sax am na lu ñu mën a togg ci courant ba war ko mën a jaay dans la sous-région wala yu demee noonu ci jamonoy Cissé Makhtar Cissé bi fi nekkoon diggante bi ñu ne xëppet léegi amuñu courant parce que il faut ñu yokk ñu ne déetawaay ñu dem luy ji ab bateau très bien mais est-ce que loolu du paradoxe xam nga loolu paradoxe la bu fekkee ne noonu nga ko jàngatee. oui mais li tubaab di wax rek nga mir doo ko seet ci rek li feeñ sa bët li tegu sa bët loolu bu fekkoon noonu la ñu yore àdduna wala noonu nga yore sa kër du scientifique doo mën a régler dara liy tegu ci bët da nga koy jàng gëstu ko wax nga lu am mooy 2017 wàññi nañu. léegi laaj bi mooy lu tax ñu wàññi ñu wax la ne dañu seetlu ne 2016 2017 ak lu jiitu 2016 lii pétrole bi togg courant bi daan jar dafa wàññeeku ba mu am peex état bi feexaay boo xam ne ñaareet togg na ko yoo xam ne subvention compensation bi mu daan joxetu ko
kon ñu ne kon léegi nañ gën a woyofal nag njëg li ci ñi xam ne ñooy population bi kon booy jëm a xam lëf foog nga gëstu ko boo koy gëstu nag mënoo ko gëstu ci nii rek da ngay am fooy teg sa baaraam te ña la mën a tegal baaraam mooy ña koy liggéey boroom xam-xam ya ña ko yore loolu bu amee ñu ne waaw dem nañ ba féexaay boobu am ba ñu teggi 10%. waaw léegi ñu dellu si ñu ne léegi foog ñu tegaat 10%. léegi foog nga waxaat sa bopp booy bëgg a jàngat xam parce que nit day ut a xam doo rek ni lii neexuma dama koy xeex walla lii neex na ma kon na am ba ñuy wàññi sax am na ñoo xam ne seen xalaat dañ doon wax bu ñu wàññi ndax loolu tax ñu wàññi ëllëg day yokk ndax du sa moomeel la muy jar pétrole la muy jar ci biti du sa moomeel du sa dogal mënoo ca dara bu jar téeméer ren déwén mu jël ñaar téeméer mënoo ci dara foog nga jënd waaw léegi man xel mën na nangu la nga daan toggi yokk la nga daan jënd yokk te li ngay jaayee nga ne foog nga wàññi ko walla bàyyi ko foog nga wàññi woon loolu xel moo lay may ne nañ teelu am na lu xew ñaareel ba nga ne waaw kii xam ne moom mooy wax état bi amul yërmande ci ñun baaxul ci ñun waaye nga nangu ne 2017 kat wàññi woon na 10% ba ñëpp yëg ko seen facture mu ne la ren dama am ay tolof dama bëgg ñu delloo si nga commencé nag ne mer kon yow am na leneen lu nekk sam xel lu dul luy baaxal luy gënal walla dëgg seetoo dëgg la ngay seet rek mooy yow. est-ce que mënuñu woon am benn alternative. waaw xam nga loolu. c'est ça moo tax gars yi déedéet xam nga nañ waxante dëgg rek. ndax bu fekkee ne yow gëm nga ne kii xam ne moom nga dénk sa bopp ci wàllu woowu mu am ci xam-xam am ci mënoore bu neexee mu yombal la bu naxaree mu yokk nga ne ndax amul beneen pexe loolu mooy yow xamuloo ne amul beneen pexe walla yow foog nga ne moom da koy def ci coobare boppam walla naxaral la walla foog nga ne li muy def maa tey la am foofu génn nga li xam ne mooy solos nit génn nga li xam ne mooy solos gor ndax gor gu dee boo leen digalaal dafa am loo xam ne da nga koy seetlu ci moom na mu daan doxee démb la mu daan def démb ak la mu def tey lu ne nga xam lan moo ko waral te lu ne dina la wax lii moo ko waral muy ñaar ñetteel bi mu ne man li ma daan joxe bu ñu jàppee chiffres yi mujjee bu dee 26% parce que nee nañu de telle année à telle année 25% yoo xam ne compensation ay milliards la yu état bi di génne mu ne loolu 26% la toll fu mu nekk nii ren léegi du ma génn sama loxo dinaa ci continuer di jàppale ci 20% yi mais 6% yi des dama bëgg mu génn ci yéen ngeen bokk réew mi ngeen da ngeen bëgg courant mën a am da ngeen di bëgg a baaxal te nanguloo loolu ñëw ci sa kaw. mais parce que le Sénégal est là. déglu rek. dafa doon fay impôt naturellement avant lii. waaw dama ne loolu boo andee impôt rek indi nga beneen waxtaan. xaalis impôt bi nañ ko jël def ko ci. dama ne waaw impôt la yaakaar nga ne 26% yooyu fan la daan jóge impôt la du loo xam ne Sénélec moo koy gagné Sénélec du fixer prix dafa am commission boo xam ne moom mooy fixer prix at mu jot ne settantal moo naa Sénélec yow li ngay gagné warul passé lii loolu la ñuy calculer léegi li mu warul passé lii loolu la état bi di compenser si li xam ne moom moo war a ñëw boole ca moom du la muy fonctionner de ngir li muy togg di ko jaay ngir ñi mën a am courant ma dolli ci beneen ndax nit ñi gore nañu ba xam ne fa ñu toll 2012 2011 xuy kamaj ñuy góorgóorlu di góorgóorlu ba xuy kamaj amatul daanaka 900 heures ñu ñëw ci peut-être 6 heures wala 26 heures ci at mi yow mënoo gore nangu loolu ñett mu ne li may teg ci li xam ne mooy fonds de compensation fonds de solidarité li ma ciy teg te bëgg nga jàppale ma ci moom moo mooy permettre ñi amul courant mën a am courant yow li may wax pencu réew dañ koy pencu loolu lay indi ci xalaat madame nga nangu ne yéen ñi am courant kat war ngeen xalaat ñi amul courant
ndax ñoo bokk réew mi comme ni nga ko waxee te ni ngay fay impôt noonu la ka nekk ca xuru naar wala ka nekk ci Bounkiling di fay impôt waaye amul courant mais loolu yéeme na ban yërmande ngeen am ci askan wi ban yërmande ngeen am ci ñoo xam ne amuñu courant war a am courant di ay nit day citoyen ni yéen war a am ndox amuñu ndox. da nga jàpp ne yokk bi solution la ci. mais loolu kañ buñ ne la solution la mooy solution maanaam. je veux dire bu ñu yokkee teg ko ci ndox askan wi mooy firi ne dinañ mën a yokk courant bi ba mu dem ci àll bi. alors que li ñu wax kañ dafa leer dañ ne lii ñuy jëndee courant bi ñiy fay courant bi ñi am courant di ko fay. nguur gi état bi daf leen di accompagner maanaam bu waroon fay 100 dina la ca indil 20 francs wala 30 francs mu ne la li ma la daan andil dama tollu diggante boo xam ne dama bëgg ñu wàññi ko dinaa continuer andil la 20 francs yi wala 6 francs yi ci des nag dama bëgg nga jël ko loolu xel mënu ko nangu léegi nga dellu si maintenant rek lu tax ñuy louer. bateau bi oui parce que. waaw dama ci bëgg a tontu rek parce que dañuy waxtaan. mu ne la augmenter louer. waaw louer bi sax moo jiitu ndax am na lu ko jàngat ba tax ñu louer centrale bi ne Sendou di def 115 mégas panne ñu ne nañ louer ji lu mën a compenser loolu parce que ñu ngi jëm vers octobre boobu kon xam nga boobu sax ñëwagul ñu ngi jëm vers octobre novembre. période loo xam ne de chaleur dafay tàngaay boo xam ne jëfandikoo courant bi loolu bu ñu ko deful xëy na kuy kam bi mën na dellu si ci wàll woowu ci nii wala ci neneen en tout cas dina am perte de production ñu étudier ko ñoom borom xam-xam yi ñu nekk Sénélec doy politiciens de c'est des techniciens ñoo fi ne woon démb ñoo fi ne tey am ñeneen ñu leen fekk si ñu étudier ko gis ne louer bi moo gën a yomb ci Sénélec que bu ñuy defar beneen te du mat temps bi du mat ñu def centrale bu mën a joxe li ñu toll. xel mën na nangu loolu ñaar moo mën a am rek mooy ngay jàngat li nga nekk jàngat njëlbeen bi te gor nag day am xalaatu ginnaaw maanaam ni ko wolof di waxee li nga weesu bul ko fàtte mukk li nga weesu muy ngëneel lu baax bul ko fàtte bu jamono ñëw naqari ba nga fàtte loolu nit day gore ñu ne kon barge boobu li muy togg sax moo ñu gën a yomb centrale yi fi ne yi muy togg li mu koy jaayee kilowatt heure bi mais xanaa loolu kuy xeltu wala ku dul xeltu sax waaye kuy nit di xalaat bu ñu la waxee lu ni mel war nga ko mën a nangu. d'accord El Hadj Momar loolu daañu ci dikkaat léegi parce que am na tomb yu ñu war a laaj ci courant bi parce que il faut pour gagner du temps ñu avancer un tout petit peu. ci yeneen laaj yi nga xam ne xam nga comme ñu ngi doog a dugg ci at mu bees mi di 2020. dafa am ay waxu njiit réew dafa fort Macky Sall ay waxam dafa fort. parce que kàddoom mooy kàddu sénégalais yëpp. dëgg la bon ñëw na ci programme am discours bi def na ko ci 18 minutes. maa ngi koy waxtaan sama benn xarit mu jaaxal ko lool parce que Macron a fait 18 minutes. Macky Sall a fait 18 minutes xëy na peut-être loolu coïncidence la loolu amul solo. parce que suivre naa discours Macron mu def 18 minutes. Macky Sall def 18 minutes mais c'est pas important. ñun li ñu ñor mooy Sénégal. Macky Sall dafa def discours boo xam ne pour man c'est répétitif. c'est vraiment benn élément répétitif mooy maanaam lu ñu baamtu di ko baamtu ba. ma joxe qualificatif boobu. c'est ça alors pourquoi. li mu waxoon yëpp gis ma ci lu bees beneen bi ci tegu tam mooy dafa am ay yu mu omettre xëy na tamit kenn mënta wax lépp loolu mën nañ ci d'accord ak moom. mais pour man population Sénégal bi boo ko jëlee 15% yi ay handicapé lañ. bon lu am na études yu ko wane woon at yële ñu génn te gis ma ci discours bi fu mu tuddee ay handicapé. bon xëy na li ma wax léegi daanu dajul suuf tamit mën nañ koo jàppee noonu mais parce que li ma bëgg a wax mooy dañ fi waxoon ay carte d'égalité des chances et tout cela wax fi benn politique boo xam ne dañ ko jëmale ci ñooñu école bële ca Thiès nga xam ne ay silmaxa ñoo fa nekk INEFJA nga xam ne dañuy def ci méthode Braille bi et tout cela mais comment peut-on faire un discours annuel boo xam ne bii sax de l'an 9 boo xam ne bi mooy 2020 ba noppi yow loolu en tant que chef d'État waxuloo ci man daal ça me pose un problème. ok là sama étude en tant que journaliste man maa def. oui bien sûr. xam nga ban lecture nga ci am. man de ñaawlu ma ko. ah bon ñaawlu ko. du tout. 15% de la population. xam nga mais de même étude boobu sax am na ñu ko remettre en question. ah bon waaw parce que 15% mooy ñaata. téeméer bi la fukki ak juróom. waaw ñu 16 millions d'habitants kon ñaata millions de handicapés la ñu am
am na ñu ko récuser mais loolu du solo. voilà solo bi mathématique ça, solo bi mooy. d'accord solo bi mooy ñàkk a wax ci handicapé yi. ouais. wala ñàkk a wax ci militaires yi. wala ñàkk a wax ci jàngalekat yi. wala ñàkk a wax ci baykat yi de manière non précise. yëpp wax na ci. non attends déedéet discours bi. à part benn élément bi. waaw non sécurité déedéet waaw sécurité bi la wax sécurité bi la wax. c'est-à-dire que man dama bëgg ñu wax rek ci ne ñàkkul am na yoo xam ne waxu ko. oui. mais loolu lan mooy problème bi est-ce que dafa tekki ne soxlaawu ko lu ko soxlaawul wala dafa tekki ne xëy na dafa am lu mu diiroon jëmale ci li xam ne mooy ndokkel bi mu war a ndokkeel askan wi yëpp boo xam ne buur lépp ba da bàyyi kenn te du seet way laago yi ak ñi laagowul xam nga bu fekkee ne njort bu rafet boo ko amee am na yoo xam ne du feeñ sa kanam comme des manquements da ngay jàppale ne xëy na waxu ci am na lu tax waxu ci. mais en tout cas il a dafa am benn programme politique bu jëm. non c'est-à-dire que normalement il doit avoir un programme. non c'est-à-dire que bu ne normalement xam nga boo seetloo ku ne bay wax carte d'égalité des chances kon am na noo xalaat ñooñu dugal leen ci institution yi beral leen ci yenn recrutement yi fonction publique ay njël yu xam ne war nañ leen fa jël quota mais kooku mënoo ne faalewul ñooñu. non je dis pas man kay. c'est-à-dire que omission la wala. waaw dégg lu mu la man de xaw ma lan moo sabab loolu mais dama ne mënoo ko tekki ne daf leen faalewul ndax ko faalewul nit am na loo xam ne doo ko xalaatal ba di ko jëfe ba am sax conseiller ci sa wet boo xam ne ci noonu lay liggéeyee ci foofu la bokk ba ci sax fexe ba lii xam ne moom la ñu liggéey ci réew mi ci taax yooyu ñuy jël en compte de plus en plus lu amul woon rek il faut le dire très clairement waaye lu buurul sax mais ñu jël compte ndànk-ndànk ci ñooñu ba ñu dem ba am nay handicapé yoo xam ne ñëw nañu université ba am fay diplôme ba am fa lijaase yoo xam ne macha allah ku amul ak fonk ak considération ci loo ñooñu am na loo xam ne doo ko ni doxali doo am yenn politique yi kon ñàkk tudd ñooñu de manière spécifique ci diir bi nga xam ne mooy fukki simili ak juróom-ñett loolu du luñ ko war a toppee mën nga jàpp ne dafa fàtte man mënuma wax loolu xaw ma lan moo tax mën nga jàpp ne xëy na omission la comme ni nga ko waxee lu mu tëb la wala da nga xalaat ne xëy na du woon li ko soxal ci li mu doon wax mën nga jàpp lu la neex mais li ma bëgg ñu ñëw daal mooy ñu gëm ne ci jëf laa de jëfe ne loo xamee ne lii mënuñ ko dëkkal ci koo xam ne wax dëgg yàlla dafa fonkul ñooñu faalewu leen. d'accord d'accord loolu bu en tant que chef d'état loolu sax ñàkk ba bañ a faale ñemewu ko loolu. mais xëy na lecture politique bi kay mooy pourquoi bon. loolu xam nga dafa am loo xam ne aussi foog ñu nangul ko ñun ñi mooy kii xam ne moom mooy jiite moom la ñu denk suñu bopp nit la mën na fàtte mën na xale mën na faay mën na kii wala mën na am gis-gis boo xam ne ñun gisuñu ko am na lu war a tax loo xam ne boo ci bëggee dugg nag di wax moom lay wax toujours ñun sénégalais ci ñu bari sax dañu bëgg ay wax ci loo xam ne wax dëgg yàlla mënoo ko yëkkati foo xam ne mën na andi firnde bu wane lii moo tax mu def ko. d'accord El Hadj Momar Samb dialogue politique bi wala man pour man am na ñuy wax dialogue national mais am na ñuy wax dialogue politique parce que. pratiquement tout est politique. waaw ci wàllu dialogue boobu xam nga am na sax sama benn confrère bu laajtee question boobu ci discours bi est-ce que am na pertinence aujourd'hui pour ñu def dialogue politique. xam nga yaa ngi doon wax la majorité. voilà très bien 58% virgule nangam. waaw. majorité mécanique bi ay waaw pas mécanique bi mais assemblée nationale. moo fa yore majorité amul lenn lu mën a fànq mu dawal politique am. Macky Sall est-ce que dialogue bi fii ni toll nii amati na sens am na pertinence. d'accord parce que li tax ma laaj la loolu mooy bu ñu seetloo ay sénégalais lañ. assises nationales yi pratiquement lii continuité la parce que y a aucun changement en réalité. d'accord oui xam nga yaa ngi doon wax sànq électricité bi. oui. xam nga sax loolu jar na waxtaan. bien sûr. kon ni ma waxtaan ak yooyu ñu jéem a leeralante. oui. jéem a seet li am tigi. bañ a rek jàpp suñu péete ci kujj gi wala ci bokk ci gouvernement bi waaye seet li am tigi
ñu càmbar ko xool li ci njariñu réew mi lu dul njariñ ak li nga doon wax ndax amuñu yeneen pexe lu dul lii loolu dafay jare waxtaane ma fàttali rek sànq yaa ñu ngi doon wax électricité mais bëgg naa cof loolu ci leeral lii mais dellu ci ne Maodo mbokki Sénégal xanaa boo àndee nit ba mu yëg ne mën naa wàññi lëf ci li ngeen ànd ngir mu gën a yomb ci yow muy 10% ñëw jamono mu ne dama ko cay delloo xanaa ma laaj yow ba mu wàññee ndax gërëm nga ko ba mu wàññee ndax génn nga ci mbedd mi def manifestation ne ko waaw góor dollil ci loolu ndax ñaax nga ko ci gunge ko ci gërëm ko ci ndax wax nga ko ci sa mbégte ngir mu dox ci loolu ndax loolu moo baax ci yow amul du kenn kuy wax fii sax société civile bu mu manti doon bu manifester loolu te dama yaakaar ne boo bokkee ci réew lu baax di fa jib bu dee yow baax rek moo tax nga jóg askan wi lu koy baaxal moo tax nga jóg luy baaxal askan wi lu ne war nga caa baaxal bëgg ci gërëm ko sant ko jañ ko ci nag musul am moo lay wan ne. loolu taxoon ñu fal Macky Sall. waaw ko xam nga def luy jar ci askan wi kay jërul kañ ndax bu fekkee ne dund nga loo xam ne moo tax ba nga soppi ba fal keneen ngir loolu mu soppi ko mu ñëw di ko soppi courant bu daal am mu amal ko tigi bu daan xuy kamaj mu amal ko tigi lu ñu yokkoon mu wàññi ko mais loolu jar na sant. yow pour société civile bi dañ ci waroon a dem. wax waaw apprécier ko. xam nga bu fekkee ne faroo fen nga ne yow lii xam ne moo la intéressé xam nga lu tax loolu am solo dañuy wax ne waaw góor yokkul xëy na dara waaye yokk na ngóora waaw góor dina bàyyi ay marqueur maanaam ci xelu nit ñi ne am na lu fi amoon te nit ñi rafetlu nañ ko waaw góor dina tax ki sawaroon gën a sawar ci loolu. ñi ko dar gën a xam ne loolu ci lañu war a ne loolu laa ci bëggoon wax pour dellu si dialogue national bi mooy am majorité ba noppi di oote waxtaan lan mooy solo bi c'est que dañu dul jàngat ne réewu Sénégal fu mu toll nii mu ngi ci guddi yoo xam ne bu ñu sàggantuwul li xam ne suñu alal bi njëkk mooy jàmm ak salaam ak dal dañ ko ñàkk. non pas du tout. moo wax lu tax li ñu wër bés bu yàlla sàkk nga dégg réew yi ñu wër am lu fa tàkk ñu fa rey armée yi ñu leen di sax attaqué caserne yi ñu leen di attaqué léegi yamatul rek Mali yamatul rek Tchad yamatul Nigéria bu ñu doon wax Boko Haram mu ngi Niger 71 personnes mu ngi Mali mu ngi Burkina bés bu yàlla sàkk ñu rey fi ay nit mais loolu te c'est le Sahel mu mel ne am na luy riir dem ci Sénégal loolu rek jar na nit ñi ne ñun li tax ñu mucc ci war nañ ko seet benn ñaar li ñu musal war ñu musalaat war nañ fexe ba gën ko dooleel gën ko dëgëral lii jar na waxtaan jar na toog waxtaan bu ñu xaar ba mu dal suñu kaw comme Mali ni mu defee comme ñeneen ni ñu defee ba foofu éclaté gis nga Centrafrique ba foofu toj pour que ñu commencé waxtaan nañu waxtaane loolu ndax àddina moo tëre di ci jamono ñu toll réew yi xam ne ñoo ñu wër Afrique Sahel dafa tëre di kon loolu rek laa wax jar na waxtaan ñaareel ba bu fekkee ne ñun Sénégal dañu nekkoon réewu bay gerte xam nga ñu doon wax ci wàllu gerte réewu bay gerte defal diwlin bay mboq bay dugub napp waaye dafa am lu feeñ di alal lu jóge ci suuf boo xam ne alal la joo xam ne ju am solo la ci àdduna bi muy pétrole di gaz alal ju jaral ay réew di jóg di reyante alal joo xam ne fa mu feeñ boo jëlee Nigéria guerre civile Biafra ñaata millions de morts nga jël Congo guerre civile pendant presque près de 10 ans nga jël Congo bi xam ne moom mooy Congo Brazza RDC boo xam ne fitna ak xeex jógu fa ak rey nit depuis Kabila PR way ak lu ko jiitu nga ñëw Libi gii lu tax ñu dal ci kaw Muammar Kadhafi
rey ko toj réew ma amatul état waaye pétrole ba ñu ngi koy rocc jëlal Irak li tax ñu dal ci kaw Saddam Hussein tam ko dëmm te toujours noonu la ñuy def dal ci kawam toj réew ma léegi réew ma sax ñu ngi koy bombardé waat waaye pétrole ba ñu ngi koy manque nga jël Afghanistan nga jël Venezuela foo xam ne ñoom ngir moom seen bopp moom seen alal dañu génn woon américains yi ci seen pétrole ñooñu retourné am ku ñuy jàppale foofu ngir faagaagal ka fa ne nga jël Bolivie noonu la def génn nañ ko réew ma lii ban jàngal lañ ci waram mooy le pétrole et le gaz c'est des matières la yoo xamee ne alal la joo xam ne fu mu feeñ fu ne borom alal yi xam ne loolu la ñuy sàkku ci àdduna di ko wut ndax mooy doole yor mu fi mu toll nii dafa nekk ci dooleel am réew bu mu nekk superpuissance day fitna dafay judd parce que compagnie yi bokkuñu intérêt mën nañu bokk dëkk sax duñu bokk intérêt di xeex seen biir compagnie yi dañuy xeex xoolal Russie ah Ukraine. mais problème pétrole bi kay problème pétrole bi ngay wax ni pour ñu waxtaane ko je suis d'accord avec vous mais problème bi mooy déjà am na ay problème lu jiit sax dialogue bi di am parce que am na Petro-Tim Franck Timis et tout ça dafa am dañuy traîner ay casseroles yu bari yoo xam ne yi mën nañ ci dikkaat te loolu xam naa dialogue moom kenn du ko fa tudd ndax xam naa boo ko fa tuddee njiit réew mi du la faale ndax loolu dafa xaw a touché ay affaires yu xaw a doy war xam nga fu may bëgg a waxee alors contrat bi déjà c'est nébuleux yeneen ak contrat yi sax laay wax loolu du problème bi man kay li ma la bëgg wax nii kay mooy pétrole bi d'accord alal ju baax la mën nañ ko jëfandikoo nangam ak nangam mais booy def dialogue national kay day fekk ne réew mi dafa am blocage quelque part. xam nga kon ba léegi dégluloo ma. maa ngi lay dégg déedéet. yow sécurité bi ngay wax nii bon loolu liggéeyu gouvernement bi la nañ ci dem ba boo askan bañ ko bañ a yëg. foofu nga daanoo. ah bon. foofu nga daanoo ba nërmeelu. ah bon dama daanu. ba nërmeelu. ah bon. loolu moo taxoon ñu fal Macky Sall la sécurité des Sénégalais mi ngi ci. dama ne foofu nga daanoo ba nërmeelu. loo bëggoon. benn dama la wax sànq ne xeex bi am juddu ci réewu Sahel. loolu d'accord nañ ci. juddu Nigéria juddu feneen. du xeexu guerre entre armées. xeex la d'abord ci xelu nit ñi. guerre idéologique ne l'islam bi mooy l'islam bu baax. li ngeen nekk du dara ba mu jaral ñi ñu dugg ci mosquée taal fa tooke rey ay xale jàpp ay jigéen rey leen walla def leen jaam dama ne loolu bu ci réew mi àndul am ci taxawaay du mas a jeex duñ ko mënal dara li ñu gars yi tubaab yi di wax c'est une guerre asymétrique boo xam ne tubaab bi seen bopp sax daf leen ëlëm ba dem tey rek ñu ngi wax ne États-Unis xam ne am na ku fa yer couteau ku voilà xeex la bu bees ci àdduna loolu moo ko lal te xeex boobu du armée contre armée ñi ne ci biir ci réew mi ñooy laxasu def lu ñuy def bu boobaa réew dootul am jàmm réew mu amul jàmm nag waxuma la développement waaye jaamu fa yàlla sa ba saagul ni mu tëju kon li may wax da nga bëgg ma xam ko bu baax ñi may déglu xam bu baax loolu rek mënoon tax ñu ne nañ toog xool suñu bopp xool nu ñu defee ab dank ci loolu xel nu ñuy xeexee loolu ba autorités religieuses yi coutumières yi ñi xam ne ñoo yor village quartier yëpp man ci suubu ci gis-gis d'abord xam-xam bu wér ñaareel bi dama la wax ne dafa am lu feeñ suñu réew lu mësul am ci réew mi. waaw mooy d'accord man kay. dama ne loolu. beneen mbir la boo xam ne fagaru moo gën faju bu ñu xamee loolu yu ñëw bu ñu xamee lu ñu nekk tey ne désormais Sénégal dafa mel ni proie la bu ñuy rëbb léegi ci àdduna bi day doon proie maanaam nu ñu koy wax rab boo xam ne dañ ko war a mën a rëbb ci àll bi la jungle du système capitaliste mondial ndax alal jana cam ca biiram te ku nekk di ko xëccoo am di ko jéem a jot wax nga léegi ma tontu ci leneen pour gën a biral balaa maa dellu ci li nga wax ne Petro-Tim yooyu leerul et cetera yooyu man doonaa sopp lu ñuy waxtaan ñu ne ñu teg baaraam lii mooy wax bi ma leeral
waaye wax sànni noonu comme ni ko habitude yéen ñi di waxee waaw kii def nañ li. mais non amul wax sànni. ñoo déglu rek problème pétrolier kay bu la neexee ñëw ci tuuti. li ñuy dénoncé kay xam nga ko xam naa ko. waaw dama ne. c'est une question de contrat am na xaalis bi ci dugg et tout ça mais bon. waaw xam nga bu dee waxtaan noonu rek man du ma ci sawar. ma soñoon dafay nekk loo xam ne ñu teg point bi ñu ne lii leerul lu ko waral ñu waxtaan ci. pétrolier tim leer na. déedéet dama ne bu fekkee da nga bëgg. tout est clair. ah bon d'accord léegi kon nag. et moo wax ne ndax tous les contrats. oui. sont affichés mën nga dem seeti ko. ndax Sénégal dafa bokk ci ITIE te coobare boppam bi Macky Sall ñëwee bokk ITIE laata ñuy gis pétrole. ITIE mu ngi nekk Londres organisme la boo xam ne bépp contrat bu génn mu nga fa. xam nga léegi li gën a neex ci mbir mi du rek contrat bi nii ñuy wax tournée sud moo ko moom ñu ne ku nekk ci ginnaaw sud ñan ñooy actionnaires yi ñan yor moomeelu alal ji tigi ñoo xam ne moom Mamadou Faye mu ko fa am na fa actionnaire wala jabaram am na fa actionnaire action léegi loolu moo leeral boo bëggee xam moo tax ma ne du waxtaanu fla rek noonu. d'accord li ci des mooy ñetteel bi ma lay andil ci firnde luy njariñu ñi ñu toog pencoo réew mi wax diisoo ci réew mi mooy. Maodo boo fekkee ne wax dëgg rek. parce que assises nationales yi dafa yàggul dara man kay loolu. waaw ma kii war naa la ñu mandaxale ñaar yooyu la. mën naa ci ñëw parce que man j'ai été acteur des assises nationales. ouais. mieux bokk naa ci groupe de suivi. comité de suivi bi. bariwuñu woon rek man ñu war gis suñu sur la main le bout des doigts mën naa ci dellu si. la ka sabab maa nga ko doon dox ba ñu nekkee Front Siggil Sénégal. est-ce qu'il y a une différence ak dialogue national. am na différence. ah bon waaw. kon mën nañ ci ñëw moo tax ma ne suñu waxtaan benn par benn rek bu ñu bëggee leeral. oui bu ñu bëggee li ñuy wax amalgame laal fii cëpp bi dara du leer te ñi ñuy déglu du ñu am lu leer duñu fi jëlee njariñ bu bari. mais nañ yeggali ci luy njariñu wax naa la ñaar yoo xam ne nee na lu am solo la ñetteel bi ma ciy dolli mooy bu ñu waxantee dëgg Maodo Sénégal liy feebaram tegi mooy nit ñi. boo génnee ci mbedd mi bëgg a dem sa kër jëlal circulation bi l'indiscipline qu'il y a dans ce pays le manque de civisme qu'il y a dans ce pays c'est extraordinaire les encombrements qu'il y a dans ce pays salte bi am ci réew mi loolu di feeñal jikko mbedd mbuur la fu ma neex saw fu ma neex tuur fu ma neex voilà fu ma neex tànt fu ma neex cakkaay fu ma neex lal lii ñaata accident moo am ci réew mi ba ñu wax ne juróomi téeméeri nit ci saa si ñooy dee at mu ne ñu ne loolu sax ëpp na ko ndax am na ñoo xam ne weer wi ci topp wala fan yu ci topp wala et cetera loolu ñu ne dañu war a seetal réew mi mooy ku nekk da nga war a sangu ñu sangat réew mi loolu jarul ñu waxtaan ci ànd ci ndax kooku état mën na ko def du sotti. décision administrative du dem fenn ministre bi xam ne foofu ne moo ak ndawam ak xadaram ak yëpp sottalul xam nga liy sottal mbir mi nit ñi am gis-gis ne ñoom ñoo war a seetal seen bopp ñoo war a fóotal seen yére seen bopp du ñu xaar état wala Macky Sall ñoo war a bale seen ëtt bale mbedd bi ñu fekk si leen si loolu bu demee ba état teg ko comme une urgence une nécessité mu war ci def alal ñun dañu war a sant yàlla ne du ñu ci jiitu loolu jarul waxtaan ñu ànd ci zéro déchet zéro bidonville ni ki noonu waratuñu nangu nit ñi dëkke nu ne xoolal exemple bi mu joxe fii Kër Barak ni ñu ko defaree nar a taaru ñu jël fa ne fa noonu ñoo fay logé waat dafa am loo xam ne ci réew mi sama gis-gisu bopp moo la sama xalaat nga même politique de développement économique nga ne da nga bëgg yokk fa nga dëkk yow wala fa ma dëkk yokkute ci koom-koom nga ne nii laa koy doxal nii laa ko bëgg a doxalee nga boo ko ci waxtaanu la ak waa réew ma ak waa gox ba ñu nangu ko def ko seen mbiru bopp du sotti donc même les politiques de développement prioritaire ni muy demee nit ñi buñ ci àndul mu fees seen xol ak seenam xel buñ ñu mën ko porter comme ñi ko japonais yi def chinois yi def ba mu jaral leen ñu nekk ay milliers di teg xeer kii di teg xeer dara du am. d'accord ndax boo xamee sa bopp xam ne amoo doole amoo alal xam nga lan mooy alal bi njëkk bi la yàlla jëkk a jox muy nit c'est le capital humain ak xam-xamam
ak mën-mënam ak intelligence am ak xarañam ak xam-xamam ak tamit sabab ak yéene bu mën a am loolu bu booloo dajaloo. ñu boole ko fas ko ma ne mën nañu yëkkati ay montagne. d'accord mbokk yi ma fàttali ba léegi ñu ngi ci jano bi ak El Hadji Momar Samb ñëpp xam na ne ci Benno Bokk Yaakaar la bokk d'ailleurs bokk na sax ci membre yi nga xamee ne ci ñu ko fal ñu ko sosan ci la ñu bokk Benno Bokk Yaakaar est-ce que mi ngi dox est-ce que Benno Bokk Yaakaar mi ngi dox. mën naa am mu ngi dox ndax. parce que du ma leen dégg ñu ne ñu ngi daje wala boog ñoom ñoo communiqué wul wala man maa xamul lu xew. yow ko yaa xamul lu xew. man maa xamul lu xew. léegi xam nga nu ñuy def sont les moments que Benno Bokk Yaakaar à part ay bu mouvement fii yëngu fii. waaw xam nga li ñu war a def mooy. parce que dafay effrité wu fi mu toll c'est clair li ma lay wax nii. xam nga loolu. même bu dee président bu ko wax ñoom xam nañ velléité moo tax troisième mandat bi ñu ngi ci wax. gis nga boo waxee mu ne la woy su ma defee lii ñu def lii et d'ailleurs damaa gis ñu ko tudd sax mu dàq leen. waaw dama fay invité nit je peux citer son nom. amul solo Moustapha Diakhaté. waaw toog yàggul. mu ne man de ba ma tuddee troisième mandat lañ ma dàq. ak keneen. xam nga am keneen ku ko tudd ñu bàyyi ku tudd le contraire ñu bàyyi ko fi. xam nga man sopp naa. oui. yéen journalistes yi. oui. émission yi baax na. mais ñu moytu waxantu yi. non waxantu ma non je t'assure billahi waxantu. boo mayee ma tontu lu tax may wax loolu. oui waxantu lu tax ma wax loolu. oui. li nga ma laaj mooy ndax Benno Bokk Yaakaar. mu ngi dox. parce que doole oui. ndax lan ndax nee nga Moustapha Diakhaté. non il y a des frustrés dedans mën naa citer ñeneen bu dama ko wax noonu rek c'est juste un petit exemple. waaw xam nga laaj bi ba léegi xaw ma la mën naa ci tontu. ci gam-gamle li nga wax. boole ko nee nga y a des frustrés. oui bien sûr. frustré mooy lan mooy ku mer. oui ku gisul boppam ci yëf yi. tudd nga loo xam ne rek lu am solo tudd la. man de bu may dugg politique. mosuma gëm ne walla xalaat benn yoon ne. dinaa ci am dërëm walla dinaa ci am poste bi ba duma ci gis sam bopp. xam nga lan mooy gis sam bopp gis sa bopp mooy li la tax a jóg. ba nga dugg ba mu jaral la ngay ruuru ci suuf man ci ñàkk sa bakkan ñu mën la cee tëj nañ ma ci juróom benn weer rëbës 84 tëj ci keneen samay mbokk tëj ci sama soxna suñu benn xarit ci la dee ci clandestinité bi Birane Gueye yàlla oyofal tëraayam ci wetam ñoo ñuy def loolu mu jaral leen loolu am na leneen lu ñuy seet ndax gis nañ seen bopp wala déet xam nga lan laay seet luy gis sam bopp mooy ndax ñu ngi faj nit ñi faj bi ndax mu ngi yegg ci nit ñi ndax ndox mi may naan xam ne man dama nekk Ndakaar damay besoin rek ndox mu sell génn ndax ñëpp a ngi ciy jot ndax courant bi ba may laal bouton rek courant am ma mën a jàng samay doom di jàng amuñu kii ndax ñooñu mën nañ ci jot ñi naan ndoxu seyaan wala ñi xam ne amuñu yoon yuy dem seen dëkk wala lu leen mën a génn seen dëkk yóbbu leen ci national bi lu mën a gaawal seenam dox ngi ñu mën a yegg fa ñu def liggéey seen ab liggéey loolu mooy sama soxla la justice sociale ma dellu si réew buy pencoo alalam. d'accord bu pencoo njariñam. waaw loolu moom la. dama ne man loolu. oui mais campagne bi ñoom loolu la ñuy wax ni moom la ñuy wax. damay wax ne au finish. damay dellu si sa laaj du ñii la ñuy wax leen sa laaj moo di. am nañu frustré. ma ne ñi frustré seen njariñu bopp xëy na lañ doon xaar gisuñu ko ñu frustré xëy na seen alal ju ñu waroon amal seen bopp lañ doon xaar wala gisuñu ko wala ñu frustré am na yëg-yëg buñ doon xaar ci kilifa xëy na amuñu ko xëy na rek laa mën a wax ndax du ma tudd kenn te xaw ma ku nekk. sa axulaay taala lu tax nga taxaw nii wala tax mais sa laaj rek lay tontu bëgg ci wax ne Benno Bokk Yaakaar mu ngi dox Benno Bokk Yaakaar ba mu juddoo ba léegi at mu jot ñu ne dina dee at mu jot rajo yi tàgg ko télévision yi tàgg ko journaux yi tàgg ko wala ñu ne tàgg ne ko dina dee bés sàngam annoncé tàggam ne xëy nañ ko suul bés sàngam mais depuis 2012 nous sommes en 2019 mu ngi dox di gagner ay élections mu ngi dox di liggéeyal askan wi mu ngi dox di ñu jële ci lii xam ne moo fi amoon démb andi ñu ci leneen luy baaxal nit luy niteel nit te dama wax ne ñun li ñu tax a jóg bu fekkee ne luy baaxal nit man nga sax mu bañ a yegg fii nga bëgg a yegg
wala mu jaar foo xam ne sax warul bugg feneen nga xalaatoon na fa lay jaar mais li am solo mooy finalité bi mooy lan nit ñi nitee ñu niteel leen jox leen lépp li nit soxla ngir dund de tekki nit bañ nekk nit rek ci jëmm ji nekk bàyyi ma ci xol bi ci xol mi ak ci ruu gi ak ci li xam ne moom lay dundee. d'accord El Hadj Momar Samb. ci loolu la ñu ne. waaw ci loolu te boobu ba léegi ñu ngi dund ci loolu. d'accord ma ne nag yow Maodo mi wax loolu. oui. war nañ la recycler ci lan mooy foog ñu ut pexe saa yu benn bokk yaakaar defee manifestation wala am communiqué ñu fexe ñu la ko yónnee. mais justement parce que mais loolu man maa ko wax na parce que man benn bokk yaakaar. barke démb rek à part quelques. waaw barke démb rek. ñu ngi def benn communiqué di wax ci li nga doon ñaawlu sànq ñii di wax fii ñu bokk ñii di wax ndale ñii di saaga fii ñii di kii fii di ko ñaawlu loolu bokk na suñu communiqué. courant bi wax nga ko léegi c'est important waroon nañ ci sax dellusiwaat mais dafa am benn circulaire boo xam ne bii kenn ci gouvernement bi moo di ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr et d'ailleurs moom secteur bi mu yore moo gën a yëngu ci àddina bi et d'ailleurs les Sénégalais aujourd'hui gars yi sax dañ koy wax ci mbedd yi su sa poche diisul wala amoo prise en charge boo feebaree da ngay dee. bon urgence yi mais loolu la Sénégalais yi lambda yi di wax. urgence yi gis nga bind na benn circulaire ne léegi nañ léegi ku urgence bi nañ ci teel a taxaw mooy priorité bi nangam yóbbu ko ci médecin yi démb xaw ma barki démb xaw ma après conseil des ministres bi. loolu est-ce que loolu est-ce que sax du aw xas ci ministre bi dafay yeex loo xam ne moo waroon a jiitu. wàllu wér-gu-yaram ni mu amee solo. nga bàyyi ba ndëgë ni Diouf Sarr naan woy circulaire bi léegi nañu gars yi boo demee urgence dañ lay teg. plateau médical bi baaxul boo tey ñu teg la ci suuf amuñu place hôpitaux yi sont remplis amu mais quand même réew lañ nekk ñu ngi Sénégal nii lay doxee ci wàllu santé waaw ah bon waaw ma tontu rek ba ma mayee voilà man kay dama la bëgg wax na ñu ngi ci Sénégal oui réew muy nit ñi yokku ñu ngi ci Sénégal réew moo xam ne dafa donn ay tolof-tolof ci wàll bopp boo mën a jël ni ñu doonee tolof-tolof doon na woon tolof-tolof ci wuroog courant bi doon na ko ci ndox mi doon na ko ci njàng bi classe yi manqué ba ñuy def ay abri provisoire jàngalekat yi manqué ba ñuy def ay volontaire ay vacataire pajkat yi ci àll bi manqué loolu la ñu doon di ci ut saafara te dox ci nag dox yoo xam ne kuy wax dëgg rek sa axulaay taala di ngeen ndaxam day am na jéego ñu def waaye nag matul benn yembul buurul te rafetul fépp te loolu am na bi Macky dikkee la ñu def concertation sur la santé justement comme ni ñu ko defee sur l'éducation sur l'enseignement supérieur ngir seet nu ñuy jooyante yooyu yëpp yeggugul nag ndax am na sax lu feeñ barka démb garab yi manqué ki yor mbir mi wax na ko leeral na ne jógewul sax Sénégal lu buur àdduna bi la lu wër àdduna bi la waaye loolu yëpp boo ko waxee dañ naa ay justification rek ay wax la rek ay rëccëmtu ko mais dama bëgg wax ne yëfu nit moo demee noonu bu fekkee ne lii war yow chef de district wala chef hôpital wala médecin urgentiste defoo ko ba sa kilifa ñëw di la ko rappeler ci directive nga xam ne am nañu problème li ma la waxoon sànq day dikk yow gis nga fi loo xamee ne sax maare day taali da ngay dem ci hôpital ka la war a faj sax doo ko fekk wala déet lu nekk am na fi c'est-à-dire que dama la bëgg wax ne dañuy liggéey réew mi kon dafa laaj kon nag ñu rediscipliner waat mais fépp amul benn secteur même secteur presse bi nga nekk yow mii laa wax muy secteur enseignement bi ma ne way secteur conseil économique bu ma ne fu ne la ñu war a discipliner même gouvernement bi même ñun Benno Bokk Yaakaar ñëpp dañu war a discipliner sénégalais moo am ci jikkoom loo xam ne tey problème la ngeen ñu avancé lu tax Macky Sall taxawal programme réforme administration mooy am na ñu ngi bëgg a baaxal mais am na ay goulot d'étranglement am na ay problèmes yu ñu jànkonteel y a des contraintes dafa war a nekk ay défis yu ñu relever urgence nekk défi wu ñu relever mu ñëw dolli ci devant son ministre instruction kooku génn lettre directive boo xam ne dafay wax sax yow mi xam ne yaay docteur urgence sa numéro de téléphone na ko ñëpp xam bu la andilee urgence bu xaar ma sàmb wala demba am na xaalis wax fajal après ñu seet du ñu def boo ko waree déplacer feneen bul ko sànni kii yaa ko war a gérer ci déplacement la koy déplacer ak fa muy ne yegg
mais loolu. en tout cas bu ko doxalee lu baax. non mais attends parce que Sénégalais yi soxla woon nañ ko mais attends c'est dama c'est pas trop tard. c'est pas trop tard bon parce que trop tard am na lu des ba tey. Maodo boo waxee tam résultat bi boo deful ndànk lu tuuti lay doon. waa déedéet dañ fi wax yu mel nii. waaw très bien mu indi lan bon mu indi li nit ñi di wax ginnaaw Sénégalais bi noonu la mel. nit ñaa ngi faatu waa déglul ñaa ngi faatu ci mbedd mi wax naa la ko sax. da nga am yaakaar am na barki dem rek koo xam ne doon wër ci hôpital yi ba dégg loolu li mu la wax dama wax ne tout est affaire dans ce pays tout est même priorité et tout est urgence loolu président sax wax na ko damay jël kàddoom rek tegaat ko te lii ñu war a jëkk fóot ci ñun mooy suñu jikko loolu xam ko moo tax doo tàyyi doo ne c'est parce que bu fekkee ne c'est trop tard da nga naan nañ bàyyi noonu rek ñu ñuy dee. non pas trop tard je veux dire trop tard entre guillemets parce que boo ko bëggoon na ko war a mën a. waxuma la fam ko waroon a waxee waxewu ko. déedéet bul wax loolu. bu fekk déedéet bul wax loolu. déedéet bul wax loolu. xam loolu la xew. déedéet dama ne bul wax loolu da nga naa. maa ngi soog a dégg mu jël dogal bu ñëpp siiwal communiqué lettre directive nangam. kon loolu daal waa déedéet dama bëgg wax rek ne. xam nga fi nga toll ci indignation jëpp man ko jot xam nga war nga dina jàpp ne boo amee njortalu rafet ba ngi dellu si toujours ci njortali da nga ne kii chef de service loolu lañ ko jàngal urgence mooy lan loolu lañ ko jàngal lan mooy urgence mais bu ñu demee ba defu ko ba mu toll foo xam ne nga yaakaar ne kii de conseil de discipline yi am mu ci wàllu santé mu éducation wala feneen wala remise d'ordre wala avertissement wala d'explication yooyu nga yaakaar ne ma du am day dem ba ko toll foo xam ne dañ naa léegi nag stop. lépp tuuru quoi. waaw dañ naa stop léegi nag lal rek léegi dañuy dóor léegi dañuy jébaane léegi dañuy taxawaay boo xam ne ku deful li nga war a def ñu dal sa kaw mais xam nga loolu ma yàq réew mi même ci loolu. te loolu aussi loo xam ne dama koy joytu ci gouvernement bi ci lu ñu yor masla nit wala kuréelu nit dina def loo xam ne waru ko def ngir jàmmoo rek ñu fexe baal ko yoon duñ ko teg yoon bi ñu ko war a teg am na fi ba tey nga xam ne xel ne kii wala ñii li ñu def jaarul waruñu koo def mais bëgg jàmm bëgg dal te loolu jikko sénégalais nañ ko waxtaane rek masla xam nga moo tax ma wax ne ministre bi wax dafa waroon a dëppoo ak mu joxe ay chiffres wax ay jéego ci wàllu plateau technique bi nga. non loolu kañ yàgg na am man boo bëggee bu fekkee ne mënoon nañ ci xam nga moo tax ma leen ne bu ñu fekkee ne am nañ waxtaanu yaatu ñu génn la lépp lu ñu def ci santé. ah non loolu dafa xaj loolu moom. waaw dama la bëgg wax rek parce que xam nga am na lu fi amoon ci wàllu dialyse gis nga fu ñu ko yóbbu bu béréb yoo dem Kaolack Touba feneen ak feneen yooyu am nañ ko léegi am na lu ñu fi doon wax ci wàllu. gynécologie wala sage-femme yu manqué mu ne promotion bi yëpp dañ leen yóbbu ci àll bi ku bëgg baax na ku bëggul loo kii am médecin mais loolu la mooy c'est des décisions fortes où l'autorité de l'État s'exerce de manière forte sans recul sans masla ci loolu la ñu war a gën a dem na gën cee xuus man loolu lay ñaan gouvernement bi gën ci dem gën cee xuus ba sanction yoo xam ne dootul wàcc ñu bàyyi masla bi ñu bàyyi yërmande bi parce que jikko yu mel na noo xam ne boo ci boolee yërmande du sotti ngaañ lay indi ci réew mi ngaañ lay indi ci njaboot gi ngaañ lay indi ci xam ne mooy xale yi ñëw ëllëg jikko yi bu ñu ko bëgg a tabaxaat foog mu ànd ak ab yar du teg rek dóor yar mën a nekk ñu laal sa poos yar mën a nekk ñu affecté le fenn wala yar mën a nekk ñu am dagg ci la nga daan am et cetera yar lu bari la ëmb mais li ma bëgg wax ci foofu rek mooy bu ñu dañuy dellu si li ma waxoon sànq rek li fi defu ci réew mi lu bari la mais li fi defu matalewul li fi defewul wala li manqué li ma bëgg daal taxaw mooy ñu gëm ne wax dëgg yàlla bu ñu àndee ab équipe gouvernementale ñu jële ñu fii yóbbu ñu fu gën du ñu ne li gën am na lu des dañ naan nañu gën a wëy rek làbbali ngir gën a mën a sori nga rocc ci ñun lépp loo xam ne mooy doon
lu ñuy wax ay obstacles wala ay contraintes yu ñu mën a tere ay teqatal yoo xam ne dañuy tere ñu yàgg fa ñu war a jëm. d'accord mais El Hadj Mor Samb ci conseil économique social et environnemental bi nga xam ne nekk nga ci commission bi la dénk am na éducation waaw ak en formation et tout. gis nga problème yi am ci secteur éducation bi. absolument kenn du la ko jàngal. waaw ay préavis de grève yu dul jeex. waaw mais alors. waaw non voilà. xam nga li ma lay wax toujours Maodo. mais loolu ma mën a jàngale mi rek El Hadj Mor Samb ñëpp yow sax xam nga ne mais problème. mais jàngalekat yaa ngi nii yëpp def signé woon fi ay accord avril 2018 affaire bi doxul état bi li mu waxoon kës ñëw bon respect en tout cas ñoom kii SAEMS ñoom nee na gars yi respecté wuñ ko. xam nga. SAEMS loolu la ñuy wax. xam nga mais léegi man du ma enseignant. ce sont les enseignants qui l'ont dit ñoom ñoo ko wax. man enseignant laa woon. oui yow yàgg nga nekk ci syndicat yi ne woon nga sur très bien voilà. gis nga fi mu toll nii lay xew. il y a énormément de pré. lu nekk da nga koy nee naa la da nga koy jàng. bul ne rek lii am na lii am mooy lii. nee naa li am lan moo ko waral lan moo ko sabab. léegi lan moo sabab accord yi. la ñu amoon la ñu amoon boobu ba léegi fu ñu ci toll. je suis d'accord loolu. man yàlla def na ni nga waxee commission économique. mën nañu dénk li xam ne mooy éducation njàng mi formation bi. oui bien sûr. ba ñu ñëwee 2015 la ñu jëkk a sol suñu dàll booba au conseil du dialogue amagul woon avec madame Innocence Ntap. oui. ñu jóg ndax amoon na xat-xat diggante éducation ministre bi ak syndicat yi ñu jóg dox si ba enseignement supérieur dox ci dem nañ ba dox ci ànd ci Iba Der Thiam ak ñeneen. ba ñu lëkkaloo toog waxtaan ba ñu toogee waxtaan ci la ñu trouver ay solution ay pexe feeñ noonu laa mës a doxale fi ñu toll nag fekkee naa ay négociation yu bari fekkee naa ay joytu yu bari mais dama bëgg wax rek leen nga boo ëmbee lépp ci ëmb ne engagement yi kenn respecté ko du dëgg. ah bon feccil ëmb bi laa boo ko takkee rek ne kenn respecté wul engagement yi du dëgg ndax boo feccee ëmb bi ci engagement yooyu am na yu ci sotti yu ñu def am na yu ñu door am na yu nekk en cours ma jox la rek exemple xam nga li gën a jooytu bi gën a am solo te ñu koy jooytu mooy situation administrative. mais bu fekkee ne situation administrative am na lu ko sabab moo di dossier yu bari administration bi lim ba ñu koy traité néew ñaareel bi walla ñetteel bi li gën a faagaagal liggéey bi moo ñu nekk rek toujours ci traitement mécanique physique xët kayit xool kayit signé kayit ñu ne loolu bu ñu ci bëggee jógee dañuy dématérialiser. ñu ngi ci walla newuñu ci. ah bon mais ñu ngi ci. ah bon ah oui. d'accord dématérialisation bi ñu ngi ci bu wér a wér mais sotteegul Maodo bu fekkee ne loolu da nga ko doon laaj nit ñi ne ci ba mu am ay njeexital 1er janvier ba 30 avril 2019 9000 maanaam juróom-ñeenti junni ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti acte administratif la ñu traité mu ñeel juróom-ñeenti junni 19354 agents juróom-ñeent fukki junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeent ci ay agents mu nekk traitement boo xam ne day tax ñoom seen situation ñu mën ko régulariser ma jox la beneen exemple xam nga directeur solde jàngalekat yi seen bopp ñoo ko gërëm ci ne moom fexe ne ba dara dootul des ci taabalam luñ ko indil rek ñu yóbbu ko solde mu traité ko dafa am page Facebook boo xam ne laata sa dématérialisation bi yegg ci moom day feeñal les actes yow boo dee numéro sàngam ci matricule boo ubbee di nga gis ne yow soo traité na nii nag nii ba feeñ ba ñoom ñoo ko doon tagg te lu ma fekke la kon ma ne ëmb accord yi boo ko fecciwul jàng bu ci ne xam fu mu toll nga ëmb ko rek fas ko ne les accords ne sont pas respectés loolu baaxul. d'accord loolu malheureusement. te toujours man moom laa la doon wax sànq moom laa leen di wax. nit ñi ne tëll na damm na nit ñi la ñu gis rek lañ ne li ñu gis mooy dëgg
duñu xool la ne ci biir la ko waral la ko sabab ak fan la jóge te boo bëggee xam nag xam mu ngi wekku ci nga gëstu loola. d'accord xam naa waxtu wi daanaka daf ñoo dab pratiquement jeex na. te ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm parce que tomb yu bëree bëri ñëw nañ ci ñu ngi lay sant bu baax a baax Samb parce que dikk nga ci wàllu njàng mi ñëw nga ci discours président de la république ñëw nga ci santé ñëw nga ci mbay mi ñu ngi la ci sant gis na di la gërëm xëy na amuloo sax jot waaye fipp nga rek pour ñëw am na solo loolu baax na lool yàgg nga tamit kaasan yow ku dégg ni ngay waxee sax toujours ba léegi loolu réew mi xam nañ la tamit ci dëggu loolu c'est important ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm mbokk yi ñu doon déglu ci jano bi yéen tam ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm beneen dimanche incha allah maa ngi lay gërëm Maodo. merci. géej naa fi yow nga ooma. waay. wax naa nag toujours. man mosuma fëgg. rajo kenn. wala télévision kenn ne ooma. waay. nit ñi ñoo daan sopp ooma. bañ ma soxlaa. léegi nag li ma gis mooy. ñi ñu soxla mooy opposition. boo bokkul opposition soxlatuñu la. déedéet. ndax yéeg comme ni ñuy wax journaliste yi ñoom. saxaar buy yëg si waxtu. soxla la na. pourquoi le train n'est pas jërëjëf maa ngi leen di gërëm di la sant. jërëjëf di gërëm tuuti say auditeurs. merci beaucoup El Hadj Omar Samb ñu ngi lay sant baax bokk yi kon beneen dimanche incha allah daañu dikkaat ci beneen gan wasalaam merci.